Cette vidéo est sous-titrée par MNK Media. commandel say dàll saak yére accessoire seenam yu yomb te xewale ak extrême élégance sañsel ak doole. pour nag ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul tardé wooteel gaaw. léegi nag ginnaaw bi woote bi tàmbalee law ban dil la yéeféeru Xuraysi di teg ak alwaalid al Mughira te la ñuy jiiñ yonenti yàlla bi lam moo xew ak yonenti yàlla bi mu na wër kaaba gi la ko yéeféeru Xuraysi def ba nar ko rey te kan moo mujjee intervenir kan mooy abu alwaalid xutbaa la nit kooku jéemoon proposé yonenti yàlla bi ngir mu bàyyi ban suuraat la ko yonenti bi di taril te la moo ko ci tiital fan la yéeféeri Xuraysi di wëri ji ñu jàppale leen contre Muhammad ci rabbin wu juifu Médine yi lan la leen rabbin yi digal yan question lañ leen wax ñu laaj ko buñ posé yonent bi question yooyu la moo tax du ko gaaw a tontu lan la yàlla bu mag yi bëggoon jàngal Muhammad ba mu tax mu tardé réponse yi pendant 15 jours yéeféeri Xuraysi tàmbale nañ di gën a ragal woote yonent bi alayhi salaatu wasalaam woote ci mbooloo bi tàmbale na law ak di joxe ay résultat te li gënoon garaaw ngir Xuraysi moo nekkoon que ni ci fan yi di ñëw saison wu hajj pré-islamique bi dina tàmbali te kon ñi fay ñëw dañ dégg woote yonenti yàlla bi alayhi salaatu wasalaam te mun naam dinañ ko topp lan la Xuraysi war a def kon woo nañ benn nit bu tudd alwaalid ibn al Mughira nee nañ o alwaalid gis nga li Muhammad def yaa ngi gis li mu waral diggante mag ak rak ak diggante papa ak doom waxat dara ci moom ngi arab yëpp dégg ko te jàllale ko seen biir alwaalid ne leen déedéet proposé leen maa ngi leen di déglu si lañ ne nañu wax ni devin la déedéet ndax yàlla kii du devin yàgg nañoo gis devin yorewul ni chuchotement bi ni prose ab devin kon nañu wax ni dof la kii doful yàgg nañoo gis dof yi te mën nañ leen xàmmee yorewul ni agressivité bi ni agitation bi ni confusion bi kon nañu wax ni taalifkat la kii du taalifkat taalif bi xam nañ ko ci bépp genre am al rajaz al aj al xaarit al maxbuud ak al maxsuud déedéet kii du taalifkat nañu wax ni kon luxuskat la kii du luxuskat yàgg nañoo gis luxuskat yi ak seenay luxus kii nekkul kuy fas di ci ëf wàllee kon yow la nga mën a wax ndax yàlla dégg naa kàddoom te la nga ci wax kàddoom yi dafa dal lool te neex te nekk na benn beauté admirable ci kaw rek lay mës a nekk te amul beneen kàddu bu ko sut o alwaalid la ngay wax nii bokkaale kat la woon waaye bi mu déggee alxuraan yéemu na alwaalid arab bu éloquent la woon xamoon na bu baax làkk bi xamoon na bu baax kàddu yonenti yàlla bi alayhi salaatu wasalaam nee nañ waxal daal dara ci moom waxal ci moom dara ak lu mu munti doon même bu dee ne ay fen la si la nekkee kon di xalaat ak di méditer après mu xool leen o alwaalid waxal dara ci moom nag si la leen newee kon wax leen ni que ni ay kàddu njabar la xamoon na bu baax que ni lii du woon njabar wax leen ni que ni ay kàddu njabar la ay kàddu yuy tàqale nit ki ak papam magam rakkam yaayam ak askanam daw leen ko kon si la yàlla maag mi révélé kon kàddoom ci alwaalid yàlla maag mi décrire na alwaalid mi nekkoon di xalaat li mu war a wax si suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xalaat na te décidé na torox comme ni mu décidé encore une fois na torox comme ni mu décidé dinaa ko lakk ci biir safara bu am doole yéeféeri Xuraysi gëm nañ fen bi te tàmbale nañ di ko tasaare ci nit ñi nit yaa ji ci tàmbale na ñoom Màkka te yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak Abu Bakr ñoo ngi na wër tànt yëpp dañ doon wax yéen nit yi wax leen ni amul beneen yàlla bu du Allah te di ngeen mucc kan moo may dalal ngir ma jàllale woote suñu borom bi waa Xuraysi tere nañ ma jàllale woote bi te après Abu Lahab danaan jaaraat ci ginnaawam te ne bu leen jaaxle sama doomu rakk la dafa xaw a doof Xuraysi tas na ci nit ñi kenn nit ki njabarkat la buy tas diggante yi benn accusation bi ñu jiñ suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye est-ce que dañ mën a gañ accusation boobu
benn bés yéeféer yi toog nañ ci wetu kaaba gi nekk di wax ci yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam te kenn si ñoom nee na ni ñu amee patience ni si Muhammad mësuñu ko am ci kenn saaga na suñu diine saaga suñuy yàlla te malgré loolu yëpp dañoo patient ak moom fekk ni ñoo na wax ci moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekk na di ñëw jublu si ñoom dem na ci wetu koñu kaaba gi te tàmbalee na wër kaaba gi sans lijjanti leen ñoom wala seen ay idole fier na ci diineem si islaamam nekku de lijjanti nit ñi te bi mu defee premier tour bi te romb seen kanam saaga nañ ko waaye tontuwul kanamam expression kanamam changé na te après deuxième tour bi saagawaat nañ ko waaye tontuwul leen te si troisième tour bi saagawaat nañ ko si la kon alayhi salaatu wasalaam jubalee si ñoom continué nañ di ko saaga te bi mu leen jegee noppi nañ nee na leen yéen a ngi dégg yéen groupe Quraysh bi wóor na ki téye sama ruu ci ay loxoom damaa ñëw ci yéen ngir rayante te bés dina ñëw ab xare ci biir toolu yàlla diggante ñun ak yéen benn jihaad si sàncaw yàlla yi ñi gënoon rëy làmmiñ si ñoom càng nañ comme si kay picc ñoo taxawoon seen kaw bopp yi càng nañ ndax ragal li yonent bi doon wax alayhi salaatu wasalaam te kenn si ñoom nee na baal mu sedd dama changement o Abu al-Hasim ndax yàlla nekk ab ignorant si bés bi si topp nekk nañ di kalaamante seen biir yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam dañ doon incité seen biir contre yonent bi gis nañ Muhammad alayhi salaatu wasalaam nekk di dox ci wetu kaaba gi te ki gënoon saay-saay si ñoom jël na roobam bi te muur na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ni mu koy fattee fatt na kan fatt na ki gën si mbindeef yi xaritu yàlla bi fatt na yërmande boobu yàlla yónnee nit ñi fatt na ko ba mu nar a dee alayhi salaatu wasalaam te kan moo gis mbir bi Abu Bakr la Siddiq gaawantu na te ba mu wax na nit ki door na ko te sebe na yonent bi après Abu Bakr ne da ngeen rey nit ne dafa ne yàlla mooy sama buur alors que ñëw na ci yéen ak ay preuve yu leer naa ñu jóge ci boromam si la yéeféeri bàyyi kon yonent bi te tàmbalee door Abu Bakr door nañ ko ba Abu Bakr daanu si suuf deretam nekk di tuuru di ko fekkee foog nañ ne Abu Bakr dee na si lañ ko yóbbee kon këram te ci guddi si yeewu na gis yaayam mi nekkoon jullit nee na ko o sama doom lekkal dara Abu Bakr ne ko ndax yàlla duma lekk dara lu duma gis yonente yàlla bi ba pare si lañ yóbbee kon Abu Bakr ay xaaju guddi si yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam si këru al-Akam kenn si saxaaba yi bi mu duggee Abu Bakr sëgg na si yonente yàlla bi seere na ko ci ay loxom te nekk na di jooy si noonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam gaañ nañ ko sos nañ si moom que ni njabarkat la dof la devin la te yàlla maa ngi mi nee na défendre nañ la effectivement si ñuy kokkali dañ ko daan kokkali dañ ko daan saaga te dañ ko daan dóor ñoom ñëpp contre nañ yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam malgré loolu yëpp xaar na muñ na te dëgër na mooy doon dékku jafe-jafe yëpp benn bés moom alayhi salaatu wasalaam génn na këram jubali sa kaaba ga te saaga yi provocation yi ak musiba yi si yonent yàlla bi yokku na mer ak zen tàmbalee na di yokk ci moom si la kon moom alayhi salaatu wasalaam delloo këram sangu na ci biir mantoom te foofu yàlla maag mi xamal na ko o yow Muhammad mi sangu manto maanaam yow mi sangu jógal bul nelaw bu des foofu jógal te artul te ci sa borom màggal ko te say yére sellal ko te ci bépp bàkkaar soril te bul joxe ci biiw de recevoir lu ëpp te ngir sa borom muñal o Muhammad ngir yàlla màggi muñal sa muñ bi nekk lu doo ngir yàlla bul jaaxle ndax ñoom bul mer ci li ñuy manigancé dëgg la ni yàlla moo ngeeg ñi ko ragal ak yow ak ñiy def lu baax yonente bi alayhi salaatu wasalaam continué na wootem bi sans lijjanti seeni musiba dañ ko daan offensé même ak seeni ay bët may ñu koon jàmm même buñ ko daan xool waaye yàlla màgg mi dina ko doy te dina ko aar bi islam tàmbalee law ak di renforcé wu sa Màkka kenn si kilifa Màkka yi Abu al-Walid Xutba ibn Rabia nee na askanam gisoo leen li Muhammad def ci yéen bëggoo leen ma am lu ma ko proposé defal woo Abu al-Walid Xutba dem na si suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam o sama doomu frère gis nga li nga def sa askan tas nga ñu ak li nga def saaga nga suñu yàlla ak suñu diine bi te jiñ nga suñu maam ay yéeféer damaa ñëw ngir am lu ma la proposé waxal woo Abu al-Walid o Muhammad bu dee ni xaalis nga bëgg dañ la si dajaleel suñu yàllal ba nga ki gën a riche ci ñun bu dee ni daraja nga bëgg dañ la def suñu chef te dootuñu jëlati benn décision sans que ñu waxtaan seeg yow bu dee ni nguur nga bëgg dañ la def suñu buur te bu dee ni nag ay jinne ñoo la jàpp dañ la yóbbu fajala te dañ si def suñu xaalis ba nga wér te continué na di proposer yonent bi te bi mu paree yonent bi nee na ko pare nga waaw tontu na ba nga ma déglu léegi waxal oo sama doomu frère si la yonent bi kon waxee di tariwaale alxuraan waxul beneen kàddu bu dul suñu boroomu màgg mi yonent bi mu ngi doon jàng te xutba mu ngi ko doon déglu attentivement kàddu yooyu laal na ko arab bu éloquent la buy comprendre sens moo yi ba ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam di yeggee ci aay bi buñ ci détourné kon wax leen yëgal naa leen benn dënn bu nuroog bi door aadi ak saamuudi te foofu Abu al-Walid tiit na te
nee na o Muhammad maa ngi lay ñaan ngir yàlla ak deret bi ñu bokk nga noppi ragal na dënn bi ragal na ko ndax xam na dënn bi door aadi ak saamuudi o Muhammad maa ngi lay ñaan nga noppi ngir yàlla. après génn na yéeféeru Xuraysi gis nañ ko te nee nañ ndax yàlla mu ngi ñëw ak beneen kanam bi mu yorol woon ba muy dem après ñu ne ko lan moo xew mu tontu ndax yàlla liiru taalif te du ay njabar o askanu Xuraysi déggale ma tey bàyyi leen ko bu araab yi tàqalikoo ak moom dañ tàqalikoo yéen bu dee ni moom moo triomphé royaume moom seen bos lay doon ak éminence am tamit si la ñi tasee di newaale xutba liggéey nañ ko Muhammad liggéey na xutba. benn guddi sa màkk nataabu Xuraysi dajaloo nañ ci ginnaaw kaaba gi xutba ibn rabia shayba ibn rabia an-nadr ibn al-xaarif abu jahl abu al-buxtari ibn hisham abu sufyan al-asi ibn wayl ak ñeneen te bu ñu waxtaanoon ak Muhammad nag mun naam dina bàyyi li muy def ak li muy wax si lañ woowee kon Muhammad alayhi salaatu wasalaam te toog nag ñoom ci ginnaaw kaaba gi moom alayhi salaatu wasalaam nee na lan moo xew o Muhammad yaa ngi gis li ñu def ak suñu askan tas nga ñu te sàng suñu yàlla yi suñu diina ak suñu ay maam xamuñu kenn ku mës a def li nga def contre askanam bu dee ne alal nga bëgg nguur jabar wala loo mënti bëgg deñ la ko jox si la moom alayhi salaatu wasalaam tontoo nekkul ngir loolu moo tax ñu yónni ma yàlla bu maagi mi yónni na ma ak ay message am te benn conseil bu baax laa ngir yéen maa ngi leen di woo ci li ngeen di gis boo leen nangoo seen mucc la ngir dund bi fii ci àdduna ak fële sa yowma xiyaam boo leen bañee nag dinaa muñ ba ne yàlla di décider àtte suñu diggante. si lañ ne bu dee ni benn si suñu proposition yi arrangé wu la te comme que ni ay montagne ñoo war màkk ñaanal kon sa borom mu déplacé lu ñu montagne yi que mu génnal ñu fii ay dex yu ndroge nekk Sham ak Irak dex yooyu mën na am dinañu njëriñ ci dund bi fii si la moom alayhi salaatu wasalaam tontoo yónnuñ ma ngir loolu dañ may yónnee ak ay message su sama borom te benn porteur de conseil la digne de confiance ngir yéen après ñu ne o Muhammad ñu ngi lay gis ngay dox ak ñun si marché yi te yaa ngi def lu ñuy def amoo dara loo ñu ëppalee bu dee ni yónnante nga comme ni koy waxee lu tax yàlla du la jox ay tool ak ay alal tontu na alayhi salaatu wasalaam oo sama askan ndax yàlla du loolu tax ñu yónni ma sama borom yónni na ma ak ay message am te benn porteur de conseil la ngir yéen soit ngeen nangu soit mu muñ ba keroog yàlla dañu àttee nee nañ boo bañee o Muhammad defal kon en sorte que asamaan si daanu suñu kaw en morceau wala nga def ñu gis suñu borom comme ni nga koy waxee wala malaaka yi tontu na loolu nekkul li ma mën loolu yàlla bu mag yi moo ko moom bu ko bëggee dina ko def bu ko bëggul nag du ko def. xoolal ma patience yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak askanam ak notaabu Xuraysi yi ñoo ngi ko doon jéem a daaneel te supporté na leen après continué nañ ak seen ay laaj nee nañ o Muhammad dañoo bëgg nga am këru or wala nga yéeg si kaw asamaan si dañoo bëgg benn yoon ubbeeku ngir yow pour ñu gis la nga yéeg si jaww ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu na leen subhanallah dama nekk kon lu dul doomu aadama rek bi ñu yónni comme yonent yi après bàyyi na leen te dem ginnaaw bi mu jàllalee si ñoom argument boroomamu maagi mi. saa su yéeféeru Xuraysi yi mosaan tëkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam da leen daan jox li ñu bëgg da leen daan tegaat seen place ak ay argument ak logique am gaañu woon na te sonn na waaye daraan ngànnaayu julli guddi gi ngir mën leen a dékku yàlla maag mi xamal na ko dékkul kon ak taaxiru bu rafet ñoom ñoo gis mbugal bi fu sori ala ko ñun ñu ngi koy gis fu jege lool maanaam gëmuñu woon ne dañ leen dekkil te dañ leen àtte waaye waxtu bi jege na kon muñal o Muhammad bi ñu gisee ni mënuñu def dara ngir daaneel Muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax saa buñ ko laajee dara mu tontu leen ak ay argument yu dëgër alxuraan bëgg na wàcc ngir tontu leen nee nañ mënuñu dara contre moom sax buñ demee gisi ji rabbin juif yi sa Médine nañ leen ñaan ndimbal contre Muhammad ak ay saxaabam yàlla ku màgg la depuis kañ la yéeféeru Xuraysi di fur ak rabbin juif yi te ban lien moo leen boole ngir ngeen leen di ñaan seen ndimbal contre Muhammad mi ngeen daan wooye bu njëkk ki dëggu ki ak ki ñu wóolu ki kenn seen kilifa yi la yéeféeru Xuraysi yónni nañ Nadra ibn al-Xaarif ak Uqba ibn Abu Muayd si rabbin yi génn nañ Màkka jubali sa Médine ngir laaj rabbin yi lan lañ war a def ak Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ñu yeggee si rabbin yi laaj nañ leen la ngeen soxla dañoo bëgg a renseigné wu si benn nit su ñun buy wax ne ab yonente la moo ngi tudd Muhammad ibn Abdallah juif yi xamoon nañ ni que ni jamono la woon bu benn yonente di feeñee amoon nañ sa description seen biir Torah ak seen ay livre moom lañu gënoon xam que ni seen ay doom waaye Siiso ak Mer
mer fees na ci ñoom ndax yonent bi feeñul ci ñoom. rabbin yi nee nañ laaj leen nit kooku ñetti question bu leen tontoo mooy que ni yonent la ci lu wóor bu leen tontuwul nag mooy que ni day fen te def leen loo leen bëgg ci moom. te la mooy ñetti question yooyu première question bi laaj leen ko ci nit yooyu dem ci temps passé ndax ñoo ngi ciy nettale ay mbir yu merveilleuse ay jeunes yu absenté woon bu njëkk te seen jaar-jaar yéeme na ña ñooy nit yooyu. deuxième question laaj leen ko ci tukkikat boobu yegg ba ci extrémité orient bi ak occident bi. te enfin troisième question bi laaj leen ko ci ruwaag et sansam bu leen mu ne tontu mooy que ne yónnante la dëggantaan sinon nag ab fenkat la te lépp loo leen ko def baax na. ñi ñu yónni jël nañ ak ñoom question yi te dellu nañ sa Makka. yéeféer yi dem nañ ci yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ngir laaj ko ñetti question yooyu jeunes yi tukkikat bi ak ru yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na leen dinaa leen tontu suba dem na waaye révélation bi wàccul bi ñu xëyee ñëwaat nañ gisaat ko ani tontu yi dinaa leen tontu suba waaye révélation bi wàccul ba tey lu toll ci 15 jours moo ngi leen doon wax dinaa leen tontu suba waaye amul benn révélation bu wàcc ba sa yéeféer yi tàmbalee duteloo nit ñi xool leen ni Muhammad mënulee tontu suñu laaj yi yàlla maag mi dafa bëggoon jàngal yonenteem que ni bu waxee suba daf ca war a dool incha allah maanaam bu neexee yàlla ndax yonent bi fàtte na ko wax. Jibril alayhi salaam ñëw na après 15 jours yi yonent bi nee na ani tontu yi ci laaj yi la moo tax ñëwuñu Jibril ne ko duñu wàccee lu dul ci ndigalu sa borom moom lépp li nekk suñu kanam suñu ginnaaw ak lépp li nekk ci diggante ñaar yooyu sa borom du fàtte dara après Jibril ne ko te bul mës a wax ci benn mbir dinaa ko def suba sànq nga yokk ci incha allah waxal incha allah te tontu bi dina ñëw jóge ci yàlla maagi mi. te pour ñetti laaj yi yàlla wàccee na ay tontoom à propos ci seen yi absenté woon dañ leen nettali seen jaar-jaar ci bépp dëgg ay xale la yi gëmoon seen borom te accordal nañ leen mooy yi gën a rëy ngir ñu jëm ci yoon bu baax bi ci noonu suraat bi di alkaaf wàcc na suraat bi tontu na yonent bi ci jeunes yooyu te bu dee nag tukkikat bi yàlla maag mi nee na te ñoo ngi lay laaj ci Zul Xarnayni waxal dañ la ci sital yenn fait mémorable yi après moom alayhi salaatu wasalaam nettali na leen histoire nit kooku Zul Xarnayni laajte nañ ruu bi nag mu tontu te ñoo ngi lay laaj ci ruu waxal ruu moo ngi jóg ci ndigalu sa borom te joxuñu leen lu dul toog xam-xam. ñett tontu yooyu tëj nañ gémmiñu yéeféer yi te saa su nit yi laajaan dara wala jéem a dutaloo Muhammad alayhi salaatu wasalaam alxuraan bi da leen daan tontu bi Abu Jahl déggee kàddu yàlla maag yi mooy ba mu ne ñi siy fee ñoo ngi toll ci 19 maanaam 19 malaaka yi garde safara si Abu Jahl ko këlli na te mbalag na nee na 10 moo leen téye te ñeneen ñi mën lañu téye ci la yàlla maag mi révélé kon tànnuñu comme gardien wu safara si lu dul malaaka yi nekkul comme ni ko Abu Jahl doon xalaatee ay gardien wu safara si lañ. saa bu ñu mësaan mettre en doute benn mbir alxuraan bi danaa wàcc ngir tontu leen an-Nadr ibn al-Xaarif amoon na ci këram benn woykat te saa bu gisaan yonent bi di woo kenn ci islam daka daan yónni woykatam bi ngir mu dëtu ne nit bi daan déglu alxuraan te sax lu gën a yeesati buñ déggaan yonent bi di jàng alxuraan dañ daan tàmbali di yuuxu ak di wax bu baax ngir nit bañ a dégg alxuraan bi ndax xam nañ effet bi alxuraan di def ci nit ñi bàyyiwuñu dara saa ñu seme ci doute waaye saa su ne alxuraan bi da leen daan noppiloo. dañ daan gis yonent bi di dox ci marché ak di lekk ci ñam bi ñu naan na lab yonent di mu ne dox ci marché ak di lekk ci ñam bi yàlla ku màgg la même ñam bi bëggoo leen mu lekk ko bëggoo leen tamit muy dox ci marché yi waaye alxuraan bi moo ngi fii ñoom duñu la andil benn parabole sans que ñun ñu andil la dëgg bi ak interprétation bi gën. ba fii nii yonent bi rek moo ñemee jàng alxuraan ci mbooloo ban saxaaba mooy engagé wu ngir jàng moom tamit kàddu yàlla yi ci nit ñi te la ko waa Màkka di def. naka la yéeféer yi daan torturer jullit yi naka lañ leen daan toroxalee ak di leen rey naka la Abu Bakr doon jëndee jaami naka la leen daan jëndee ngir goreel leen ndax ñu bañ leen a defati lu bon yan zaaru ñaawteef la ñuy def yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam naka lañ daan xeexee Muhammad ak di ko jéem a toroxal loolu la ñuy gis épisode 8 bii di ñëw incha allah. Muhammad alayhi salaatu wasalaam li moo nekkoon épisode 7 bi bu fekkee neex na la bul fàtte nga aimé vidéo bi partagé ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar-jaaram bu fekkee nag yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek la ñuy def kon abonné wul gaaw activé cloche bi comme ça vidéo bu ñu dugal rek da nga am ci sa YouTube directement wasalaam.
nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul tardé wooteel gaaw.